mbokku téléspectateur seen kaddu dalati leen ak jàmm ci seen émission ak kaddu ndaw ñi rek comme niñ koy baaxoo defee rek semaine bu jot rek ngir dégtale li nga xamante ni moom mooy di thème du jour li nga xamante ni moom lañu nar a waxtaanee ma ci ànd ak sama ñaari invité ku ci mel ni Taga waaye itam Soda ñu nar a waxtaanee li nga xamante ni tey thème actualité mën nañ ko jàpp parce que mbaraan tey la ñu nar a waxtaanee ndax boo feet lañ jublu te soo jublee feet rek sa xel day dem ci xale jigéen yi macha allah nga xamante ni ku ci nekk rek yaa ngi jéem a ut lépp lu nga xamante ni dalay rafetal ba tax na rek lu ci nekk rek ñu ngi koy def donc bala maa sori rek damay bàyyi ak ki nga xamante ni moom moo di Taga mu nuyoog mbokk téléspectateur seen kàddu Taga maa ngi lay nuyu. oui Amina maa lay fay. auzu billah bismillah inna waliyallahu bi barakati Cheikh Ahmadou Kara Mbaye ko Ndoyeen di siyaar yaay boobi di rafetlu si invitation bi. xam nga di bëggee ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre émission bi xam nga di leen bëggee bu baax a baax. alors ñu ngi lay bëggee aussi waaye damay nuyu ki nga xamante ni moo nekk ama gauche rek di Soda maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog mbokku internet seen kàddu. soxna Amina maa ngi lay fay di la jaajëfal di nuyu aussi Taga maa ngi leen di nuyu di nuyu waa seen kàddu waa rafetlu aussi ci invitation bi. alors comme ni ma ko waxee rek sànq bi may débuté rek tey ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ni moom moo di mbaraan voilà ñu daan ko nemmeeku ci jigéen ñi waaye dañu gis ni góor ñi aussi mën nañ jàpp ni tamit léegi góor ñi dañ koy def ba tax na damay tàmbale ci ki nga xamante ni moom moo di Taga d'abord dama lay laaj Taga tey yow lan nga mën a jàppee mbaraan lan mooy mbaraan Taga. waaw Amina mbaraan mooy xam nga koy nax te xam nga bu ñu nee mbaraan moom jigéen ñi ñoo moom mbaraan xam nga baal ma si kàddu gi dañ ko dul nangu mais jigéen ñi ñoo moom mbaraan xam nga sànq maa la koy wax góor yàlla yi moom fu mu toll nii dañoo sànku waaye nelawuñ ñoo xëcc mbàjj bi rek mais nelawuñ de waaw nelawuñu moom instant yi moom ñëpp yeewu nañ parce que jigéen léegi dañuy naxe Amina dañuy naxe noonu la demee quoi pour le moment nii. soo lan nga mën a jàppee mbaraan parce que nee na bu ñu nee mbaraan jigéen ñoo tax ñu ne mbaraan. pour man mbaraan existé wul lekk sa wërsëg rek moo fi am dëgg du neex parce que jigéen moom boo nekk ak góor événement ñëw góor ñi dañoo bëgg ñuy rafet luñu suñu soloo suñu jëndee sëba ñoo tax ñu jënd sëba ndax ñoom ñoo ñuy xool léegi événement ñëw ñu bëgg a rasu ba bu ñuy génnee naan mbaraan loolu du mbaraan da leen a war ñu koy def si ñun. alors Taga Soda nee na du mbaraan lekk sa wërsëg la daf leen a war ndax tey par exemple jigéen boo nekkee ak moom événement su jotee nga war a génne li nga xamante ni war na si moom nga def ko moom nee na jàppewu ko mbaraan lekk sa wërsëg lan nga gisee day def ku la dul nax waaw jigéen bu la dul nax mu wóor ne la wóor yàlla yéen ñaar xam nga yéen a ngi dund loo xamante ni yàlla rek a tax kooku mérito na nga defal ko lu nekk mais événement tabaski bu ñëwee jigéen boo njëkk a waxal lu mu lay njëkk a laaj est-ce que yaa ngi yar xar loolu lay njëkk question boobu lay njëkk a posé est-ce que yaa ngi yar xar waaw est-ce que yaa ngi yar xar boo ko jaayee pour dimbali ko la kon kooku noobu la dañu waxante dëgg xam nga boo ñëwee par exemple ne lekk sa wërsëg la waaw mais yow ki ngay lekk si moom wërsëg est-ce que yaa ngi xalaat moom mu lekk ci yow bàyyiwuñ ko sax xel moo tax xam nga lépp ñoom la ñii dañoo sikk yaa booy maa ngi jéggalu pour na Sëñ Tuubaa. mais li ma jaaxal nekkul dañ ne góor ñi sax léegi ñoo dàq mbaraan jigéen ñi. non loolu naxe la xam nga góor yàlla bu dem bay mbaraan jigéen man maanaam nekk moo fi di plaider góor yàlla yi nga xamante ni comme genre yooyu mais ñi nga xamante ne ay Baay Faal lañ dëgg waaw parce que boo demee si côté jigéen ñi am na si côté góor am na góor yàlla bëggul yomb mais soxna yi ñooy lépp ñii ba Serigne Touba Mbacke du caaxaan parce que déjà benn day am loo xam day am da ngay nekk ak nit est-ce que comprendre ngay nekk ak góor yàlla bu baax beneen góor yàlla jóge fee woo la xam nga wax ak yow comprendre nga ñoo wax ak yow nga accepteel ko te wóor na la wóor yàlla ni yow ki nga accepteel li ngay dund ak moom yàlla taxul te bëgg new fa dafa am benn loo xam ne da nga ko opté ci moom wala nga bëgg mu am lu mu la satisfaire pour yow yaa ngi koy nax sa bopp ngay nax moo tax sànq nee naa la góor yi léegi dañoo sàngu mais nelawuñu. ne ko tamit góor ñi parfois ñoom ñooy poussé jigéen ñi ba ñu leen di mbaraan. non mais jigéen ñi ñoom ñoo bëri bëgg-bëgg xam nga maanaam sa bëgg-bëgg li nga bëgg yëpp bu la mënul satisfaire faa nga jéem a xool ni nga koy lijjantee mais bu fekkoon rek ñoom dañoo limité wu rek doylu ci ki ñu nekkal wallaahi benn problème du am mais tey jii nii dañuy nekk ak Amina seen xarit la Amina day am sëfa bu lang yem fii xam nga ñoom ñu gis Amina am na sëfa bu yem fii Amina kam moo ko jox duñ jéem a lijjanti loolu mais ñoom dañuy jéem a jaayante li nga xamante Amina li mu am man damay am lu ko fooxe
mais fa lañ koy jëlee seen yaay di leen ko jox seen papa di leen ko jox fa lañ koy jëlee waaw tamit loolu question la quoi. alors léegi damay demee si Soda tey lan mooy poussé jigéen ba muy mbaraan tey. mbaraan man loolu laay bañ a dégg mbaraan amul. mais effectivement moom moo am parce que mbaraan lañ wax. mais xam nga ñun dañoo bëgg suñu bopp. waaw duñu génn nag di sol ay sagat ñuy def ba mu baax. ku ñu gis fonk ñu ñeeñu. mais tamit duñu def loo xamante ne amuñu ko lu ñu am rek lañuy def ñoom ñooy jékki-jékki am seen yéene jox ñu ku ñu jox ñu jël ku ñu joxul bëgguñu. yaa ngi dégg mais am na ñoo xamante ne mooy loolu dañuy teg góob pression di la ñaan et tout mooy loolu ñooñu ñooy tax sax ñu yàq deru jigéen ñi. mais tamit góor boo nekkee jigéen événement ñëw tamit da nga war a def si moom bu dee dëgg la parce que nag boo deful si moom keneen def si moom te keneen boobu kooku bu la ko yoralee ba mu baax nga ne daf maa war wala daf ma doon mbaraan wala dara jigéen ñi tamit dañoo bëgg lu baax ku leen amulu njëriñ dañ lay teg fële. ñun duñu xool ñoo nga xam ne dañuy xëy naan yaay ma mën a yëkki ñu dugg si ñoom tamit dañoo bëgg lu baax ko ñoo ngi ni xaaj yëpp bu ñu xëyee dañu naan yaay ma mën a ndékki ñun nuñu doyee ñooñu tamit dañuy bëgg lu baax tamit xool suñu avenir xool ñu mën a yor te yàlla tax waaw ñu ànd ak ñoom waaw kay. mais bëgg lu baax tamit est-ce que war na tax jigéen di mbaraan parce que tey je pense que tey nit ki tu peux te faire belle sans pour autant nga mbaraan soit nga dem liggéey wala nga xool mais sans pour autant tamit nga wékk ko ci góor. tamit xam nga loolu tamit mën nañ ko jàppee bëgg lu yomb aussi. dëgg la xam nga am na jigéen ñoo xamante ne soxlawuñu daraay góor. lu ñu am suba ba ngoon ñoom ñoo ko ñàkk jëriñu. yaa ngi dégg soxlawuñu daraay góor mais góor daf lay fekk nga nekk ak sa copain. ñu doxaan la nga ne am naa ko ma nekk lañ naan soxlawuñu loolu yépp ñun bëgguñu rek bëgguñu wala ñu ne la mbaraan ma man sama téléphone bii bu ma la wanee message ay mbaraan ma rek nga fiy gis. mbaraan ma ñoom ñoo koy bëgg naan la mbaraan ma boo bañee ñu la ñoo di topp la teg la pression pour nga nekk ak ñoom yaa ngi dégg léegi nag ku si àndut ak sa sago wala ñu lay gonde naan am naa lii am naa laa nga dugg si ñoom fekk lépp ay yaa ma gën a xam la waaw noonu la fa demee ñoom ñoo koy bëgg rek ndax fii moom man duma la mbaraan tant que neexu la yow loo bëggut a def yow doo kenn du la ko def loo waaw kay. donc su ma comprendre kon góor ñi ñooy pousser jigéen ñi ñuy mbaraan. ñoom la di parce que tamit aussi di nga nekk jigéen boo xamante ne da ngay sérieuse yaa ngi dégg yem si kenn yaa ngi dégg bëgg ko te yàlla tax xooloo lu mu am ak lu mu ñàkk mais mooy dem ba un jour yow nga découvrir loo xamante ne daf la ko doon nëbb yaa ngi dégg daf lay pousser dootoo bëggati kenn yow da ngay obligé ngay am ay copain yaa ngi dégg léegi nag loolu dafay demee dootoo bëggati yow doon ngay xool sa intérêt léegi loolu moo tax ñu buy pousser xale jigéen ñu bari nag ñuy mbaraan waaw kay. ok mu mel ni rek am na solo mais Taga est-ce que tamit tey nan nga gisee jigéen ñi nga xamante ne dañoo jàppee li nga xamante ne mbaraan mooy mbaraan comme métier. waaw parce que Amina lu tax mu demee noonu seen côté dafa yomb seen côté ñoom comprendre nga parce que lu tax mu yomb seen côté ni ñu koy amee dafa facile pour ñoom dañuy dajale benn 5 far su ma amewul ci kii 100000 naa am ci kee 50 naa am kee est-ce que comprendre te ñoom ñoo la gën a xam ne jamono ji ñu toll nii gis nga góor yàlla boo koy bëgg bu ko bëgg ci melokaanam nu mu am ak lu mu ñàkk ngay bëgg te yàlla rek tax bëgg te yàlla tax moo fi amul bu ñu waxantee dëgg rek wallaahi du caaxaan amatu fi moment bi parce que xam nga la moo tax da ngay nekk ak nit Amina yow am na loo xamante ni Sénégal fii la xewee da ngay jël say milliards say millions def ko ci soxna mu xëy benn jour ña la fi ñukk tas sëy bi dem nekk ak sëy keneen loolu gis ngeen ko fi te pourtant kooku dafa dépassé xaalis bu bari ci moom comprendre nga léegi après góor yàlla boobu nan lay def kam moo naxe kam moo mbaraan si digg entre góor ak jigéen bi waa xam nga comprendre nga mais léegi lii moo tax góor soxor billaay wallaay dañ naan góor yi dañoo soxor léegi dañoo bon ku fàttaliku soxor ñii dañoo amul yërmande ci góor yàlla yi ñii buñ nekkee ak yow une semaine mënuloo leen benn 5000 francs barki Serigne Mamadou dañ naan fi ñu ko dem xool keneen ki leen mënal loolu du ngor ñu waxantee dëgg loolu du ngor kuy def bu méttee ngay daw buy neex doo ko fekkee loolay problème bi quoi ñii mooy loolu. léegi yow Soda est-ce que tamit mbaraan gi d'une part mënuñu ko jàppee comme prostitution déguisée ndaxte boo xoolee dajale 5-6 copains tamit peut-être la cay fekk du yomb dina yomb peut-être dans la mesure où nga xam ni nga koy gérer ndax liñ naan ku nekk yaa xam sa bopp ji ndax ni nga koy tojee est-ce que tamit comme question moo débuté rek mënuñu ko jàppee comme prostitution déguisée tamit. d'une part waaw mën naa ko accepter mais
man daal mooy loolu jàpp ma ne loolu la. parce que ñun tamit dañuy toog fu ñu toog ñoom ñoo ñu fekk si ñoom ñoo ñuy poussé. jigéen di góor di fekk si jigéen tamit. waaw dëgg la am na mais tamit ku nekk da ngay xam sa bopp ku nekk yaa xam sa vie nu ngay dundee ak lan moo tax nga dund ko. mais man duma juger kenn. yaa ngi dégg mais man personnellement moom mooy loolu man moom doxuma si yooyu mais am na nag ñu koy dund. mais ñoom ñoo xam ne tax ñuy dund loolu. yaa ngi dégg mais góor ñi nag ñoom ñoo koy bëgg ndax dafa ñu gën a jàpp la yow dina la fekk nga toog ñu leer na la yow am nga ay copains mais ñoo lay forcer ne la mbaraan ma ñoom ñoo ko bëgg. ñoom ñoo ko bëgg waaw ñun nag foo leen ñu woo ñu wuyu leen déggoo ñu foo leen ñu woo ñu wuyu leen. ani ngëm fan lay nekk si doomu aadama. déggoo ma ñun du ñu mënta mel. non parce que Amina moom personnel dina la fekk nga nekk si xam si relation boo xamante ni dafa sérieux loo bëggul def magum jëm la loxo bii tey boo ko jëloon di ko dugal si taal du waay sa waay du ko si dugal lu mu bëggul def kenn mënu ko def loo mais ñoom bu ñu ko defee ñoom la neex xam nga lu tax mu leen di neex parce que kii lu mu leen di satisfaire si fan yu néew kee ñu nekkal ay at mënu leen ko satisfaire pour ñoom ani wërsëg te moo ko yor mais mun nañ jékki-jékki ñoom dëpp rek yàlla ji wàcceel kee wërsëg te ñoo leen ñàkk jom dañuy retourné waat ñëwaat billaay lu garaaw laa la wax ni war na sëñ Touba da ngay nekk ak ñoom xam nga affaire yi dëgër lool nañ gore suñ digganteeg ñun ak ñoom barke Serigne Touba parce que boo nekkee góor yàlla boo xamante ni dëgg la loxoom jotul fii yàllaa yor lépp da ngay xëy sànq wax na ko si biir waxam duñ la mënal sax 5000 mais kan mooy maye sa waay bu fekkoon nit mooy may boppam kon sa waay kenn du rafle sa comprendre nga mais yàlla ji mooy séddale te yàlla moom mun na ko may koom man mayuma dara mais moom laa bëgg na ma dimbale ci loolu jàpp nga ba koroog yàlla di ñëw mais dañ naan fi ñukk benn coow bu ndaw yow la nga ma mënal ay millions boo leen ko mayoon ngeen xuloo tey ñu ne defal bu soo ma defal non weccet la du dara jigéen loo ko jëndee jar na ko. di question jigéen loo ko jëndee jar na ko gis nga jigéen dafa am valeur billaay wallaay taala jigéen dafa am valeur. ma ñun lu ñu mënta mel bu ñu baaxee yéen a tax ñu baax bu ñu bonee yéen a ñu bonal gis nga Amina ñun bu ñu bonee ñoom ñoo tax ñu bon gis nga ñun tëbuñu tëb rek ne dañuy mbaraan wala dara mais ñoom ñooñu gëmloo ne dañoo bëgg un bon jour ñu def ñu loo xamante ne dañuy jaaree fa bañ góor gis nga góor bu taxawee jigéen nañuy saf dëgg la daf lay pousser. merci beaucoup. est-ce que sélection boobu ngeen di faral def est-ce que ngeen dem ba maîtriser ko. gis nga bañ a maîtriser. waaw mën nañ ko maîtriser parce que yéen def ngeen ñu lu metti ñu maîtriser ko gis nga tagaa. parce que xam nga la moo tax. mënuñu ko maîtriser. non fii ba suba doo ko maîtriser parce que xam nga la moo tax ñoom seen problème leen kese la faj mer ñoom faj mer moo leen di dugal ci lu ne seen xel màggul te góor yàlla ñoo leen ëpp xel foofu war na Serigne Touba Mbacke. gis nga ñoom bu ñu toppee ci ay nax ñoom bu ñu toppee comme ñuy naxanteeg ñoom du seen arrangement fa laay waxee depuis sànq ba tey da ngay maturité góor yàlla fii ba déwén jigéen mënu ko ëpp xel. pexe yi nag day bari lool est-ce que comprendre nga pexe yi mun na bari mun nañ doxalee lu nekk mais xel mi fii ba déwén mënoo ko natt góor da lay ëpp xel mais ñoom ñoo war a gore suñu diggante ñun ak ñoom. sànq wax na ko nee na yéen da ngeen leen di jéem a nax mais ñoom aussi nee na ay naxante la par exemple. ñun dafuñu bu ñu toppee ci ay nax ñoom bu ñu toppee comme ñuy naxanteeg ñoom. Amina ñun jigéen ñu dafuñu xam nañ ku ñu bëgg xam nañ ku ñu bañ yow boo toogoon man nii di wax ak man au fond de moi dinaa xam ne lii dëgg la si yow wala nekkul dëgg si yow dafa ñu gën a jàpp ñu yow boo ñëwee dañuy jàpp je t'aime bu dul jeex je t'aime mu Sénégal yépp jeexal ngeen ko yéen góor ñi déglu ma rek may ma ñëw yéen ngi dégg boo ñëwee may ma je t'aime ma ne la je t'aime waaw kenn ñëw ne ma je t'aime ma ne ko je t'aime parce que xam naa ne danga may nax man tamit nax boobu dama la si fekk si gis nga ko jàpp ne yaa gën a muus nit ñi jàpp ne yaa gën a dof nit ñi ñun dofuñu gën a jàpp ñu waaw kay xam nga waaw léegi am naa nangam kon yow bëggoo ko nangam boobu mu la proposé moo tax nga dugg si nañ waxante dëgg pour lan Amina xam nga man tey mënuma concevoir ma ñëw na la am naa lii léegi si biir am naa loolu bi moo tax nga nangul ma waaw li ñuy xeeñ diwoowuñ ko am na si ay góor yoo xam li ñuy xeeñ diwoowuñ ko day am mais am na ay góor yàlla yi nga xamante ni wallaahi boo leen xoolee da ngay gis ñoom góor yàlla kaamil da ngay dëggu mais ñoom dañoo faible ñoom jigéen ñi parce que xam nga moo tax xam nga lu waral loolu noonu responsabilité ñoom la jigéen ñi ñoo ëpp responsabilité góor yàlla góor jigéen yàq na góor di jigéen yàq na góor jigéen yàq na àdduna góor yàlla kaamil billaahi wallaahi jigéen yàq na àdduna
sa comprendre lu ma wax ni te buñ koy def duñ ci sax bàyyi xel ñoom mun nañ def ba pare toog di soog a regretté suñu borom moo leen mooñaale noo xamante ni suñu faaru càmmoñ la leen mooñaale ñoom lépp lu ñu def lu ñu dëgg lu ñu aj ñu aju ko mais le problème que mooy ngor moo newatul ci ñoom du caaxaan ngor newatul ci ñoom instant bi xam nga ñoom lan lañ jiital naa am benn cheveux naa am dàll naa am lii naa am li mais loolu pour lan. Mbaraan 2020 ak Mbaraan 2019 lan mooy différence bi parce que gis nañ ni actuellement temps jamono crise lañ nekk est-ce que mi ngi dox ba léegi wala. xanaa ñu koy def mais moom quant à moi man. dama ko daan defee 2019 rek laa ko nar a sàjjee 2020 def ba mu tëb. ba mu teree bien. parce que tamit dañoo foog ñu defal suñu bopp. def ba mu baax. ma ne même bu ñu demoon toog suñu coin def yaa ma gën a xam la woon fa woon delloo bu mu sa ngoy ba. looloo neex foo ne. waaw dégg naa def ba mu baax def ba mu tëb. ba mu baax ak léew la ngay def ba mu tëb fii loo tëb ñoo la dàq tëb est-ce que comprendre nga mais le problème que mooy moom ki mu nekkal lay yokk problème da koy yokk problème parce que def ba mu baax mais li ngay defee ba mu baax bu ko yorul nooy def dañu waxante dëgg quoi bu fekkee moom yoru ko dina gis benn waay boo xamante ni parce que faaw mu defaru la mooy defaru benn bis benn fan boo xamante ni sa waay munu fee tabaski munul ñëw ba ñëw yu weesu woon ba dàq yi weesu woon dëkk bi fu mu toll nii borom bureau yi sax dañuy jooy waxuma la ak ñun ñi nga xamante ni sa waay suñu poos yi nii fan lañ ko yaakaar amuñu salaire mais ñoom ñoo ñuy yokk problème gën ñoo dofloo parce que ñun dañuy nekk ay ndaw yoo xamante ni amuñu sax barki Serigne Touba Mbacke suñu demewul noonu ñëpp ay jeunes lañ wax la dëgg te moom xale bu ndaw la mais tey da ngay nekk ak moom mu yokk teg la charge tabaski bi ñëw na nii ak nii jàppal bàyyil boo ko amul nan ngay def tey da nga koy bëgg lu ko neex ngay bëgg nan ngay def doo ko defati ma yéen looloo gën a ndaw ñoom maa ngi jéggalu ay poos woy yi sax dañ la ciy bëgg a rey day nekk ay 1000 francs mais day ñëw na la 30 000 nga dof yokk la problème xam nga genre yi jigéen nay fii nay amul fi de gis nga yaa booy Amina doomu aadama li ngay xeeñ na nga ko diwoo du nay dañoo yorul dañoo sañul bëggante faaw ñu bëggante mais dañoo yorul ñoom ñoo ñu war a dimbali jàpp ci aw bi xam ni ñii kii ma nekkal wax dëgg fa Serigne Touba xanaa nag ku jël xolam dox la xol moo ëpp valeur ay yeneen yi mais ñoom gëmuñu loolu ñoom sam xam la ñuy wax kii balaa may dee mu yagari ñëw ak benn tubayam benn yéreem amul lu ma njëriñ da ngay ñëw fekk fa sa morom te pourtant barki Serigne yéen ñaari ko doon rimpoñ ba muy ndaw ngeen di màgg xam nga kër gi ñëpp xam la koñ bi ñëpp xamee la ko benn jour ngay ñëw taxaw rek gis sa morom jàpp ci loxo dugal si oto romb la boo yoree crise cardiaque doo dee ñi dañ wax yow ñii Sodé yow lu tax nga d'après li mu wax lu tax nga jàppee ko nay parce que ku ne xam nañ ni actuellement jamono ji métti na donc góor joxu la rek nga ni dafa nay fan nga teg loolu. géegoo ma ne la tegoo kenn lu mu mënul mais ñun am nañ droit defaru ñun dinañ defaru sans autant góor jox ñu ko ñun ñoo koy ñàkkal suñu bopp mais fii ku fi sol dara ñu ne yaa ngi ko jëlee si góor wala genre yaa day fay mbaraan wala nangam déedéet ñun dépendre ñu si ñoom de bu doom ñoom kase xolal dañuy nduroog moo sa feweerukaay mais ñun xolal sag la ñuy demee da ngay am sa borom kër nekk ak moom si biir néegu se bi du la defal dara mais boo génnee ñëpp ñee la yaa ngi dégg ñëpp ñee la foog ne sa jëkkëray waaja alors que du loolu bu génnee lam la war a jot defal da koy doxaali jee sa àll ba ñooñu nag buñ dajee ak sama saar gi ñu won leen naka la ak nan la waaw kay gis nga Amina góor fu mu amee jàmm lay toog man du ma la takk déjà li ma def rek sag la dama romb kër yëpp ñëw ba sa kër seen kër na la fa coppet yóbbu la loolu mënoo ma ko fay sag la mais duñ yem ci loolu ñoom xam ni ñuy def kii moo ma takk te ba may doxaan wax na ma lii wax na ma lee sos tey yé boo leen jota woon barki Serigne Mbaam bu waxee rek nga bàyyi jëkkër ji te pourtant moom moo ko war a sutura moo tax yàlla saa ko guddi ñoom dañu war a suturaal ñun góor yàlla mais man munu ñoom li seen problème ñun amuñu te ñoom daal suñu am daal la ñu lijjanti quoi ñun bu ñu amul nag sa waay. effectivement si loolu lay ñëwaat ak moom sa parce que dañuy ñi am jabar dañuy joxe genre kon su ma déggee su ma comprendre bu baax mu mel ni genre tagaay ñi amul jabar ñoom duñu joxe xaalis donc ñi marié daal ñoo gën a mën a joxe xaalis. waaw même genre tagaay am na si ñu baax ñu yërëm jigéen
wax dëgg neex yàlla suturaal jigéen lu ñu am mbokk kook ñoom duñ la xaar nga ne leen diw lu ñu xaar nga ne leen parfum xoolal coton tige sax dañ la koy jëndal teg ñoo baax yërëm jigéen yaa ngi dégg moom taxi moom dama koy jëndal lu ne taxi moom maa ngi koy nuyu en passage sax di ko siyaar bu baax sama madame boobu. kan fay taxi taxi loolu waaw yaa ngi jëndal taxi yaa ngi dégg léegi yow keneen yow bàyyi ko mu jëndee moto yaa ngi jëndal taxi keneen bàyyi ko mu jëndal bus yaa ngi dégg léegi yow yaa ngi wax dañuy mbaraan léegi ñeneen ñi buñ ko déggee foog ne taxi wala bus wala moto dañ leen di mbaraan aloo ko du loolu non di question non taxi maa ko tuddee taxi loolu. taxi loolu waaw dëgg du neex moo tax ma taxi amee bus am na fa wala moto xam nga wallaahi genre jigéen yooyu noonu wallaahi non dafa doy waar quoi gis na jamono ji ñu nekk nii dafa nekk jamono joo xamante ni billaay ku xippul sa bët wala amoo rakk bi jigéen nga vee ci moom rek day domee neneen du caaxaan billaay wallaahi taala parce que ñun xam nga tey jii nii kii laay fu mbedd bi tey bu ñu waxee moom danaan da ko jàng man damaa dox waxuma lay waxu caaxaan de ma yéen mëq naa siim naa damaa dox gis comprendre nga bu ne am na fi sa rakk bi ngay bokkal ndey ak baay muy góor muy jigéen jamono ji moo demee noonu boo veewul ci ñoom rek da nga am mbetteel bu la doy waar rawat na si jigéen léegi yow gis nga xale yi ndaw yi xamante ni moo 17 ans yi gis nga ni mu demee seen yaay sax dañ leen di dépassé dañ leen plafonné parce que xam nga lu ñuy jiital xaalis. parfois parents yi ñooy poussé tamit. am na ci parce que parents tey yoo voilà xamante ni seen doom da ngay gis sa doom jàngu da ngay gis sa doom liggéeyul nga koy xaar weer bu dee soit weer bu dee wala chaque semaine nga koy xaar ci dara. nga xam ne carrément sa doom liggéeyul deful dara léegi yow soo ko dee xaar par exemple si facture courant wala ndox est-ce que tamit nekkul parents yi benn instant ñoom tamit ñoom ñooy poussé seen doom yi ñuy maraan responsabilité parce que sama yaay muy sama mag bu jigéen aaram maa ngi koy nuyu bu fa indee mbuus lu mu gën a ndaw bu duggee si kër gi dina ko laaj foo ko jëlee te magum jëm la moo ma mag noonu la demee nag am na si parents yi nga xamante ni dañuy yàqante sax seen doom génn indi wallaahi ñoom ñooy dundaloo seen doom loolu gis nga mais méttiwaayu jamono ji gis nga yàlla fépp la dafa tas àdduna wëngal këpp wa zaahiratan wa baatinan xam nga wax ni dafa dëkk bi moo dëgëree nu ne mais ngor fan la nekk ci nit lu mu métti boo duggee si bitik na ko jaay ma mu wecci la doo sant yàlla am na ñoo xam ne amuñu loolu mais ñii jigéen ñii ñoo yokk góor problème parce que ñii def ñu ci yërmande barki Serigne Touba ñii dañu war a bàyyi mbaraan gi jàppale góor yi te yàlla tax pousse leen ñu dem mais góor yàlla bu liggéey 6 mois 8 mois def denc du amul sax compte day yëkkati matlaam dugal ko nga fuq si benn fan sa waay loolu du yërmande barki Serigne Touba nañ ñu dimbali tuuti nag. di leen fàttali rek yéen a ngi seen biir émission kaddu ndaw ñi rek muy am semaine bu jot rek tey ñu doon waxtaanee li nga xamante ni moom moo di mbaraan ma ànd ci ak sama ñaari invité ku ci mel ni Taga waaye itam Soda mais Soda yéen tamit est-ce que nekkul tamit yéen kenn du ñun sax laay wax man tamit si jigéen ñi laa bokk mais par exemple yéen da ngeen di jël tamit tey ngeen am taximan am je sais pas ku nga xamante ne voilà comme ni mu ko waxee laa ba kii ku nekk ngeen kii tey boo génn nga woo taximan bi su fekkente ne da ngaa soxla tailleur nga jël tailleur bi ku nekk daal dajale daal ba affaire bi bëri daal est-ce que nekkul tamit yéen parfois tamit kenn ñun tamit kii Soda. Amina góor ñi ñoom daal lépp ñoo koy teg seen bopp ñoo lay fekk nga toog jàpp sa ñàmb ñu doxaan boo bañee na leen wala am na ko fi nekk xam nañu lay wax jiitu ma jàq ja taxul nga jiite ma wala ñu sàjj la oto lu mu xat-xat nuyu ma sa ndey ak sa baay xaj na si lugal ma si rek wala nga leen gaal bi fees nag wala ñu ne la bàyyi ma lang sa cat la yaa ngi dégg ñoom ñoo koy bëgg ñoom ñoo ko bëgg léegi fu ñu woo dañ leen di wuyu ñun lañ fiy fekk ñoo leen gën a déquincer dañuy jaay bandi benn bandi nañ fukk toog fees nuyul ma sama yaa xaj na si comme ni mu ko waxee te oto boo munti yéeg boo demee si arrêt da ngay wàcc ñoom li mel day am keneen ku yéeg ñoom looloo seen problème kii day pousse kii day ñëw mais pour lan barki Serigne Bamba gis nga dund ak kenn te yàlla rek tax yërmande gi daw dara daa ko pour man billaay wallaay sincère kooku suñu borom da leen di jàppale boo leen di am 100 francs sax da ngeen ko mëq te yàlla rek tax mais ñoom defuñu loolu ñoom feek ñu bàyyi ñu sax silmaxa yi taxaw si arabi juróom yi kon ñoom dañ ciy barkeelu foo jëm ndax ngay tabaxee kër ñoom ñoo ñu war a jàppale ñun jeunes yi ñoom ay jeunes la ñun ay jeunes la ñu jàppalante te yàlla rek tax dund dëgg nag mais da ngay dund ak nit 5 ans ba ngeen di nekk xale
yéen ñaar ngeen di ànd ngeen di teg seen projet yàlla di leen jàppale dem ba benn moment boo xamante ni moom dalay sax day gis yeneen tête dépassé la parce que Serigne Bamba fi dalay pousse ne la na kii laay àndal loo ci mën. naa ndimbal da say fekk loxoy boroom est-ce que yaa ngi may dégg ñun ñaanu yàlla màggataale wala dem ba màgg yaa ngi dégg topp di am ay jëkkër ay far fii ñaanu yàlla am borom kër gu baax ku ñu mën a yor yërëm ñu te yàlla tax même bu ñu mën a yor sax sutura rek ñaan yàlla di ñu may sutura saa su ne yaa ngi dégg mais ñoom bu ñëwee wax ñu xam nañ ku ñu bëgg ak ku ñu bañ dañuy toog ba gis na ku ñu bëgg xam ne kii kat yërëm nañu bëgg nañu jàppale nañu moo ñuy teg ci yoon bu baax yaa ngi dégg jàppee ñu comme seen sœur dafa ñu gën a jàpp dañuy bàyyi ñëpp nag jàpp lool gis nañ fi lu ne gis nañ fi genre cas yooyu yoo xam te dañuy bëri mais à la fin dañuy ñëw dañuy am ku baax dem sëyi bàyyi lépp noonu la fa demee. en tout cas pertinente na rek xanaa di leen wax ni rek ñun defar rek moo ñu tax a jóg parce que boo xoolee ci période tabaski la ñu jëm incha allah te tabaski benn fan kese la donc liñ naan def loo xam wax loo xam soo tëddee nelaw rek di ñaax sama mbokku jigéen ñi rek ñu xam ni rek fête rek benn jour kese la day jeex donc ñu dawal yërmande tuuti waaye taga émission mi ngi mel ni mi temps bi mi ngi ñuy waaj a xot dama lay bàyyi nga ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan à travers seen kàddu rek nga lancer leen benn message rek muy ñu góor ñi de même que aussi suñu mbokk ba jigéen ñi. waaw bilaay wala xanaa di kontaan rek xam nga di leen wax xam nga kontaan nañ ci émission bu baax xam nga di leen wax ñoom ñu gën a jàpp parce que seen kàddu moom fii la jàmm ji ne moom wax dëgg yàlla fii moom lépp a ngi fi waaw fii moom yaay booy Baay Faal léegi yaay Faal ñëpp a ngi fi taw feex ca kaw ca kanam ci lu baax. wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay seetaan tey ci par rapport ak thème bi nga xamante ne moom lañ fi soulevé tey. waaw man maa ngi ci Baay Faal yi farak Baay Faal yi man moom maa ngi ci baaw di siyaar sama doom yaay Aboubakari Kara siyaar ko bu wér a wér xam nga di leen wax man góor yàlla yi laa faral góor yàlla yi man yéen laay bëggee Baay Faal yi di siyaar ñëpp góor yi mbaraan nañ ko baax bu fekkee dañoo faible nañ dem xool seen bopp jigéen ñi nag mënuñu ko baax parce que piqûre la doos su ñoom non sérieux mënuñu ko bàyyi parce que nuñ koy amee xaalis boo liggéeyal nuñ koy amee dafa yomb léegi yow da ngay jéem a mais ñoom nañ bàyyi xel ni ëllëg dañuy am njaboot dañuy am doom gis nga yaabooy am na loo xamante ni buñ ko xasee bind ci miir mi mën nga ko effacé ci lu gaaw mais lu nekk ci biir jikko bi waxoo kooku yaa moom ba ilal abat du dañ non du dañ. jaajëf léegi soo daan ngay wax su mbokk jigéen ñi nga xamante ne ñi ngi dund ni mel. maa ngi leen di wax daal ñu oyofal affaire bi bañ koo yenn waaw ndax nag événement bi benn fan la yaa ngi dégg kii bi événement bi day jàll ngor bee fii des yaa ngi dégg. ñu oyofal affaire yi def lu ñu mën yaa ma gën a xam foofu toj ñun xolal yàllaa ñu jagleel loo xam te bu ñu solee sagar ko suñu génnee ñëpp bëgguñu léegi nañ def lu simple rek oyofal comme oyof fu sa doole yem rek nga tollale ko foofu waaw te gëm yàlla daal te yërëm tuuti góor ñi tamit sonn nañu waaw tamit ñoo leen teree nelaw waaw suñuy daw suba ba ngoon nag yàllaa ak ñun la tax léegi boo nekkee ak sa waay mu jox la bul xeeb jàppal si loolu rek bu la joxul sax nga yërëm ko rek te xam ne daa yorul rek waaw dëgg la am na góor ñu nay nag dañ koy am nag macha allah mais pour ñu jël ko joxe ko moom problème la ci ñoom waaye maa mën ak ñooñu rek maa mën ak ñoom ñooñu ña ko yor te duñ ko joxe ñooñu maa mën ak ñoom ooy naan li duuf si nag bi xajul si cin bi donc xam naa rek dama leen di bàyyi rek ngeen tàggatoo rek comme ça ñu tëj ndax temps bi xoj na ñu je pense que thème bi am na solo et que jëlee ngeen si li nga xamante ni moo di ay njariñ rek ay leçon mu mel ni rek comme ni ma ko waxee rek defar rek moo ñu tax a jóg rek mu mel ni feebar kii bi feet bi benn fan la day jeex ñu dawal yërmande rek et que ñun jigéen ñi aussi ñu xam ne carrément ëllëg dafa mat a sóoraale dañu war a am jëkkër waaye itam dañu war a am doom rek ndax image je pense que du fay te woy bu rafet dafa neex donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax taga ma bàyyi nga tàggatoo yaa kii rapidement rek. waaw di kontaan si yow bu baax di kontaan si invitation bi xam nga maa ngi ciy sant bu baax di la sant bu baax di sant Aboubakari Kara sama doom yaay boobu xam nga di kontaan di nuyu suma grand Guèye Mar xam nga di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa salle bi mafia bi xam nga maa ngi koy teg si loxo xam du mu jaarale ko siyaar naa ñëpp di siyaar sama yaay di kontaan di siyaar nag sama séeri boy taxi loof moom gii jigéen bu mënul taxi xam na lépp
nga tàggatoo yow it rapidement rek. maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal waaw soxna Amina maa ngi rafetlu trop invitation bi macha allah te thème bi tamit am na solo waaw xam naa ku nekk dina si jëlee njëriñ waaw noonu la fa demee di nuyu tamit de passage sama yaay di la nuyu di la biisu di la wax lépp lu ma mënta mel rek yow la waaw di nuyu ñëpp samay am di jàmm samay xarit samay mbokk ñëpp maa ngi leen di nuyu daal di nuyu waa suñu waa seen kàddu macha allah seen liggéey rafet na gis na ni ngeen taxawee ak askan wi macha allah chaque jour ak fu ngeen di fële sa kaw sa kanam. tey la donc ñi ngi profité de l'occasion di leen souhaiter un happy birthday yàlla guddal fan bi wér gi yaram li nga bëgg yëpp yaa xam donc ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous donc ñu leen di jox rendez-vous rek semaine prochaine incha allah rek ci beneen thème ak yeneen invité.